di ziar ñëpp namoon naa leen voilà tey dama ne naa génn ci vendredi bi nii vite fait ñu waxtaan parce que am na lu fi xew lu bari loo xamante ne am nañ ci jàngat bugguma aussi laaj bu gudd trop voilà dañuy def waxtaan bu gaaw rek leeral aussi affaire rek parce que ñun leeral rek lañ mën a def quoi amul lenn loo xamante bi dañ fiy wax peut-être bu dee luy bees aussi du sax bees lu ñu fàttali la rek voilà ñun nag ci loolu la ñuy sax ci loolu la ñuy nekk quoi waaw bu coow li baree man bind naa benn post ne leen voilà pënd bi dina bareeti rek waaw ñenn ji dañuy réeku rek ñenn ji di profito ñiy wut dépense am ñiy wut njëgu oto ñiy wut njëgu kër ñi am ay terrain ku nekk aussi di nga ci bëgg rek xam nga suñu waa ji moom noonu la ko yàlla bindee moom fu ne moom voilà loolu la yàlla def mais live bi dama ne woon du ma ci wax parce que dama ci am benn position bu xaw a particulière yaa ngi dégg mais dinaa ci indi sama jàngat quoi ma partage ko ak yéen quoi muy Barthélémy Dias muy maître Moussa Diop ak Ousmane Sonko damay tàmbalee bu ci nekk dama koy jël benn parce que dafay baax ñuy pousser wax ci parce que Sénégal li ñu tàmm mooy bu coow amee rek ñu des ci coow li quoi dañuy fàttali nekk ci gannaaw li fi nekk yépp waaw comme nag ñun Ousmane Sonko daf ñu won dara ci politique gannaaw bañ ko suñu mag yi baaxee waxee mais mu ñëw jëmbal ko dund ko wan na ko ci politique mooy nit ki da ngay xool fa mu jóge ba fi mu yegg si tey la muy def démb ba fi mu yegg si tey la mu doon wax démb ba fi mu yegg si tey dafay am solo ñu poser affaire yi sinon après coow du bari parce que ku nekk mi ngi ci bëgg a wax mais wax ji lu simple la lu tranquille lu yomb après ku nekk politiquement mën nga si am sa jàngat mais il faut que ñu fàttali ñu poser affaire yi kan mooy Barthélémy Dias kan mooy maître Moussa Diop kan mooy Ousmane Sonko lan moo leen boole fan la ñu daje ban relation la ñu am il faut que ñu leeral ko ban relation moo nekk ci diggante Barthélémy Dias ak maître Moussa Diop ak Ousmane Sonko kan mooy Barthélémy Dias Barthélémy Dias c'est un jeune bu nekkoon PS xeex fa yàgg fa xeex fa lañ ko xamee nekkoon fi ñu nguuru PS nekk fi ñu nguuru Macky Sall di opposé wu yaa ngi dégg tey ba tey mi ngi ci opposition nekkoon nag Khalifa Sall ñu ngi wal ko doole mu wéet trop ci opposition bi wéet trop bi PS dem ba wéet trop ci biir xalifis yi su ma solo ci historique am xëy naa toog Barthélémy Dias ànd ak Ousmane Sonko biir Sandaga xaw ma biir Ndakaaru ne dañuy defi dox mbokk waxtaan ma gis Ousmane Sonko sol yëre olof ànd ak Barthélémy Dias ñu dem biir ville Macky yónni Aly Ngouille Ndiaye yónni gars yi ñu pëtëmpaleen fa kërëb show machin truc machin ba ñenn ñi sax ne Ousmane Sonko warul di jël yenn risques yi ñu dem ñibbi foofu la affaire du doomu nday commencé Barthélémy Dias buy communiquer Ousmane Sonko sama doomu nday dinaa ñëw nag bu ci posture Ousmane Sonko laay terminer dinaa wax man li ma gis muy def parce que man Ousmane Sonko li muy def laay def li muy wax laay wax fi mu teg bëtam laay teg sama bët li mu bëgg laa bëgg parce que wóolu naa moom laay terminer mais Barthélémy Dias ci lañ commencé gis mu def nii ak Ousmane Sonko def bi nag mooy affaire doomu nday la affaire doomu nday nag amul ci politique ñu teel ko leeral affaire doomu nday amul ci politique waaw Barthélémy Dias jékki-jékki ànd ak Ousmane Sonko ne doomu ndayam la ñu dem 2019 ñu force Khalifa Sall sa ay galgal ko Barthélémy Dias dafa topp ndiggalu Khalifa Sall topp Idrissa Seck bàyyi doomu ndayam bàyyi Ousmane Sonko doomu ndayam te li ma jaaxal mooy ci wax ji yëpp Bart campagne la génn na un jour biir Dakar campagne al Idrissa Seck Sénégal la campagne wala Khalifa Sall la campagne loolu moom du ma ci tontu en tant que militant wu Ousmane Sonko loolu ñu ànd ak Barthélémy Dias ñoom ñoo koy tontu maanaam entre Ousmane Sonko ak Sénégal man Sénégal lay tànn bàyyi Ousmane Sonko loolooy patriotisme mooy bëgg sa réew bëgg ña fa dëkk patriotisme du bëgg sa leader de patriotisme mooy bëgg sa réew bëgg ña fa dëkk man je suis un patriote. Barthélémy Dias ñu dem élection présidentielle Ousmane Sonko nëbbul kenn que ne soxla woon na ndimbalu Khalifa Sall dem na ba ca prison ba laaj ko jox ko lan la gars yi communiqué nee nañ Khalifa Sall dafay def yëfu gor lay def
comme Idrissa Seck nangu woon na wàcc ànd ak moom législative pour mu génn prison mënul def leneen Barth topp ko. c'est même Barthélémy Dias bi Covid bi amee il faut may dagg-dagg wax parce que mënu ma wax lépp c'est pour wax affaire mu leer c'est même Barthélémy Dias moom moo taxaw ci après Covid bi ne am na décision yoo xam bu ko Khalifa jëlee du ma ko topp mais bi Khalifa jëlee décision ne day jàppale Idrissa Seck moom topp na ko dem jàppale Idrissa Seck te kenn xam ku ne xam na ne Idrissa Seck Barthélémy Dias Idrissa Seck politiquement joxul pour indi leen ci benn affaire mu leer mooy Barthélémy Dias qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas guerrier la jàmbaar la ok man je suis pas contre lui de mais je suis pas pour lui je suis pas avec lui je suis pas contre lui mais je suis pour Ousmane Sonko je suis avec Ousmane Sonko pour mu leer Barthélémy Dias il est foncièrement politique Barth lépp lu muy def politique la moo il faut que man loolu man dama ko bëgg a tracer man ligne politique bi tax ma ànd ak Ousmane Sonko Barthélémy Dias nekkul ci ligne boobu Barth kenn dàq ko kaas yëngal yëngu mais Barth il n'hésite pas lu ko xeex bi may mu utiliser ko souvent donte day wax ay toj-toj wala day wax ay wax yoo xam mën na ko indi problème wala day wax ay wax yoo xam du dëgg moom noonu lay politiquer loolu mooy stratégie est-ce que nit ku dëggu la nit ku constant la jàmbaar la ndax ku ne xam na ne Barthélémy Dias la mu doon waxal ci bu dossier maître Moussa Diop lu bëri lu mu ci wax ay waxu nanga sa kanang la Barthélémy Dias moo toog ak Sénégalais yëpp jàkkaarloo moom mu ne leen ñun bi ñuy xeex Abdoulaye Wade xamoon nañ ne mën na def troisième mandat ba mu ci xeexee ba fukki nit ak juróom dee ci c'est que je veux juste rapporter les faits je suis pas contre Barthélémy je suis en train de rapporter des faits Barthélémy Dias moo toog émission télé ne ñun ñu doon xeex ci opposition pour Abdoulaye bu mu am mandat li taxoon ñu koy xeex xamoon nañ ne mën na ko am mais comme mouvance bi loolu la woon te ñoo stratégie pour ñu dindi ko dañ koy dindi ça veut dire que Barthélémy Dias dans sa façon de faire la politique souvent bu fekkee day joggati éthique ak morale wax contre vérité wala mu def leneen da koy def inventé wu ma ko créé wu ma ko moom moo ko wax image yaa ngi fi Barthélémy Dias jékki-jékki aussi engagé wu ci combat citoyen yi taftal ko ci combat politique bi mu permettre ma indi ñaari nit exemple ñett sax yu bokk benn génération presque ak Ousmane Sonko wala Guy Marius Sagna muy Thierno Bocoum muy Babacar Diop muy Barthélémy Dias Thierno Bocoum sax garaaw dinaa ñëw ci moom ci fin bi ci Ousmane Sonko Barthélémy Dias dafa jël activisme bi léegi renforcer ko trop ci combat politique bi parce que il savait que c'était la seule chose à faire pour cette nouvelle génération pour exister parce que Guy Marius Sagna et Ousmane Sonko ont changé la donne maintenant il s'agit plus d'être juste benn stratège politique il faut être sur le terrain Babacar Diop il l'a compris très tôt dem ànd ak Guy Marius Sagna def yëfu dof ñu dugal ko prison mu génn boobu ba léegi mu nga ne ñaareel toog Ousmane Guy Marius Sagna mi ngi ci parce que noonu la ñuy maa ngi ne xam nañ ne politique bi rek doyul ils ont été formés ci école parti social c'est des politiciens hors pair ñoom ñëpp mais dafa am don boo xamante ne nii amuñu ko on me dira que Babacar Diop yàgg na di xeex université waxuma xeex boobu de waxuma nekk ci terrain universitaire bi de waxuma boobu de bi ñoom Guy Marius Sagna indi ba am nopp sénégalais yépp génération politiciens yi xam nañ ne il fallait ñu indi ko am na ñoo xam dañu sóobu à demi-moitié bu manifestation amee ñu sol casquette comme Thierno Bocoum dem journaliste yi ñëw mu def benn discours je suis là tëgg dem Babacar Diop il est allé jusqu'au fond dem prison génn yëngal jël mbubu activiste de politique bi sol Barthélémy Dias il a compris moo def mu def ko léegi Guy Marius Sagna Ousmane Sonko ñooy doomu d'ailleurs on l'a compris te loolu c'est de bonne guerre dinañ mën a yàgg naa xeex mais yàgg naa xeex sur des questions politiques yenu na fi ay nit policiers yóbbu ci mairie def yooyu yëpp c'est bien su leen ay affaire ba ñëw am benn statut existé nekk période bi mu ci nekkee ñu invité ko waa TFM ne ko qu'est-ce que tu penses de Ousmane Sonko mu ne c'est un garçon courageux xaw ma ban patriote moo ko digéré man ce truc là je l'ai pas digéré qu'est-ce que tu penses de Ousmane Sonko mu ne c'est un garçon courageux pare ci maintenant nag doomu ndey moom politique bi bokk ci Barthélémy Dias bu ko neexee na tuddee Ousmane Sonko doom bu ko neexee nañuy ànd def lu leen neex mais gis nga le projet de Pastef sut na Barthélémy Dias pour sauver les fesses de Barthélémy Dias on va pas sacrifier un projet dinaa ci ñëw ci kanam dama ne projet bii du ma ci dindi li ma wax nekkul ci loxo nit ndamal Pastef ak ndamal Ousmane Sonko nekkul ci loxo leader yaa nit ñi dañ ñu bëgg a gëmloo ko ne ñun
sans Barthélémy Diaz on est mort. Avec lui on peut gagner plus mais sans lui dara dootuñu dañuy dem ak bépp leader bu muy mënti nekk ku ci ñëw c'est un plus. Et le président Ousmane Sonko mi ngi ciy liggéey ci li mu mën ci stratégie am dinaa ci ñëw du ma sol ci président Ousmane Sonko mais bokkuñu ni ñuy politiquer bokkuñu ni ñuy doxee bokkuñu ni ñuy gisee. Barthélémy Dias tey man ku ma yeewoon fajar nga ma réel koo bëgg mu falu suba président man Ousmane Sonko laay wax. Barthélémy Dias boo ko yee fajar mu ne la Khalifa Sall bu paxee yi Barthélémy Dias sotti woon 2019 Ousmane Sonko du nekk président. mu am beneen donnée boo xam il faut ñu intégrer ko man tey je vais parler politique. C'est en réalité li bokk na ci li war a mën a gêner Khalifa Sall la présidence de Ousmane Sonko c'est pas que rek Macky da ko coincé fenn. Pour t'opposer maintenant au Sénégal pour exister opposé wu il faut nga def li Babacar Diop def li Barth def mooy boole ci xatar boobu nga xam léegi sénégalais yi dañ koy laaj nga taxaw ñu xam ne kii daf ñuy xeexal boo takkee capitaine u équipe bu gars yi di nawetaan gañ jamono da ngay xeex boo xeexul ñu génnee la ci terrain bi fa la Sénégal toll boo nekkee opposant da ngay xeex boo xeexul ñu ne la yow doo opposant ils l'ont compris ils l'ont fait mais son leader ne le fait pas. Donc Ousmane Sonko en réalité sans le vouloir il peut gêner une certaine opposition mais c'est pas de sa faute c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé di politiquer ni muy politiquer Ousmane Sonko même avant tey ni muy politiquer noonu la mos a politiquer donc même bu gêner tey un opposant par rapport ak ni muy opposé woo c'est de bonne foi teyu ko nañ ko nangul mu am ñaar ñoo xam mu am ñaari parti ñaar ci opposants yi ñoo xam ñenn ñi attanuñu rythme bi ñenn ñi ñoom jàpp nañ ne fi mu toll nii pour ndollu am na il faut aller au-delà de Ousmane Sonko te xamuñ ne Ousmane Sonko ca asamaan la yem mooy di ngeen gis nag ñenn ñi génn ne comme Ousmane Sonko dafa radical ñun on va être très radical pour que ñi nga xamante ne nii Ousmane Sonko ñu ngi jàpp ne wii dugg na anti-système warul woon def lii dama mer mooy les faux déjà convaincus dinaa ñëw ci ñoom jàpp nañ ne assiette boobu mën nañ ko récupérer. wala am na ñoo xam Pastef neexu leen les frustrés ñi bëgg a poste amuñu poste ñu ne Ousmane Sonko warul dem gis ki di fa diine warul def lii warul wax lii warul waxee nii warul defee nii am na politiciens yu jàpp ñoo xam ne da ngay radicaliser ñu pour jël ñoom mais peine perdue ñi mënul topp rythme ak ñi bëgg a romb rythme bi seen xol du ko attan balaa 2024 da ngeen di bàyyi affaire bi couche de fond la pour dire que Barthélémy il peut être un bon allié politique. Mais il faut oser le dire Barthélémy Dias il a plus moo gën a soxla tey parce que Ousmane Sonko ko ñun c'est-à-dire gis nga wax ji il faut que ñu koy wax il faut qu'on se fasse respecter Barth mun nag ànd sur des combats mais Barth n'est pas une solution une condition sine qua non dans fi ñu jëma bu ñëwee ñu jël bu ñëwul ñu dem il faut pas que ñu créer loolu il faut pas que ñu dugal suñu bopp ko ne dugal ko ci bopp journaliste ak sénégalais yi que ne Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias mburoog solo benn mburoog soo amu fi ci politique bu leen neexee ñu dem sport dimanche il faut mu leer Barth ci Khalifa la ne Khalifa mooy leader am Khalifa la bëgg mu nekk président ba tey jii may wax ak yéen nii Barth Khalifa la bëgg mu nekk président man Ousmane Sonko lañ bëgg mu nekk président fu ñu war a jàppalante politiquement wala sur le plan électoral pour ànd liggéey danañ ko def. Ousmane Sonko n'est pas là pour sauver qui que ce soit. Ousmane Sonko est là pour sauver le Sénégal. Parce que beaucoup d'opposants ne sont pas sincères avec Ousmane Sonko. Parce que ñoom dañu jàpp ne liñ politique loolu la ñu jàngal politique lu porox ndool la alors suñu waa ji innocent la waaye bopp la innocent la dans le sens où moom daf ci lal ay valeur ak ay yenn yoo xamante ne nii de telle sorte que il peut se retrouver dans une situation boo xamante ne nii mën nañ ci def nii duñ ci daanu nag pënd bay bari rek waaye dañuy jógaat du ma sori ci Barth c'est un potentiel allié mais bu ñëwee ñu dem bu demee mu dem ñun ñu kon suñu yoon à l'instant où je parle waxuma ndax patriote laa de Ousmane Sonko moo war a mën a nekk kilifay Barthélémy Dias ci politique u Sénégal maanaam ci politiquement parlant Ousmane Sonko il faut oser le dire moo sut Barthélémy Dias Barth nag mën na nekk jàmbaar ci bi ñu ànd ak moom mais loolu il faut que ñu leeral ko il faut que ñu leeral ko ba mu leer ci bopp yi ba mu indi benn si man dama bëgg loolu di leer
parce que opposants yi bëgguñu ko leeral ay oui maintenant y a 3 opposants y a Ousmane Sonko y a Thierno Alassane Sall y a Boubacar Camara non affaire bi demeewul noonu de y a Ousmane Sonko y a Boubacar Camara y a Thierno Alassane Sall xasuma kenn looluy dëgg des fois ñun bu ñuy baax ba mu ëpp duñu ko nangu duñu ko nangu. Barthélémy Dias c'est un socialiste il est avec Khalifa Sall am nag relation bu xaw a rafet bu mu am ak Ousmane Sonko nit ñi waaye nag relation bi aussi bëggoon nañ koy gën a sentir bu élection amee ak bu Ousmane Sonko nekkee ci jafe-jafe dëggantaan Ousmane Sonko waaw yu bëri xew na fi waaw mais il faut que mu leer nekkul affaire ay kii mi ngi fii kii Ousmane Sonko mu ngi fii ba mu nekkee fii ba Idi demee mu nekk fii mënuma ko sax jot parce que écran yi mënumaa toog mais il faut mu leer lan moo tax ñu xeeb suñu waa ji ñun xeebuñu ko gars yi mënuñ ñoo ëpp xaalis ëpp ñu làmmeñ xam nga bëgg a dox suñu bopp yi duñu ko nangu Ousmane Sonko amul il faut que mu leer Ousmane Sonko amul morom ci opposition bi loolu du xas opposant Ousmane Sonko moo sut Thierno Alassane Sall ci opposition bi du xas képp ko ànd ak Thierno Alassane di si mer ça veut dire que yow nanguwoo dëgg loolu il faut que mu leer Ousmane Sonko moo ne fii ba pare waaye temps yi comme nee nañ opposition bi tas na ku nekk ñii naan dañuy jaar fii ñii naan dañuy jaar fee ñii naan dañuy récupérer fii dañuy récupérer fële léegi nag y a des patriotes qui n'ont rien compris jàpp na affaire bi xam nga marquage yu laax la wala ay patriotes yoo xam ñoom jàpp nañ ni xam ils maîtrisent même pas luy principe ak yooyu noonu principe yeeg valeur yi Ousmane Sonko noppi na ceeg ñun dinaa ci ñëw du ma ci soreegum bàyyi ma bàyyi baat na nekk un potentiel allié mais il n'est pas indispensable dans notre combat bu ñu waree ànd rek dinañ ànd mais bu ñu warul ànd du am te nañu nangu benn affaire ci wàllu politiquement parlant Ousmane Sonko jëwriñu Barthélémy Dias la amu fa Ousmane Sonko jëwriñu sax Khalifa Sall la tey loolu nag du pour xas kenn xasuma Bart xasuma kenn ku nekk da nga am ca yoon fu ñu war a daje danañ fa daje après ku nekk jël yoonam bu Bart sentiree ñëw na ñëw ci kaw mu tënku ci ñun li nga xamante ni ci loolu la ñuy dox parce que Ousmane Sonko tey bu demoon télé di wax yoo xamante ni da koy wax rek te yàlla rek ci parce que da koo neex mu koy wax kon du ñu ànd ak moom dañu ànd ak Ousmane Sonko parce que bu toogee di débattre lu wax ji diis lu wax ji dëgg ñu naan dafa nii ak dafay kii ak dafay dëgg rek dëgg moo koy lal ñun ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñu bëgg suñu waa ji di dox ma ñëw ci maître Moussa Diop gis naa ñu bëri sax ñu naan maître Moussa Diop dugg fii ñëw fii man du man maay tànn kuy dugg Pastef ku dul dugg Pastef parti politique la kenn moomu ko Ousmane Sonko moomu ko ay charte yu ñu teg la ku ko accepté jaar ci nga ñëw nga tudd Moussa Diop nga tudd Macky Sall nga tudd Demba wala Paati yaa xam noo tudd waaye boo ñëwee moom fekk ñu sol yëre bu xonk ngay sol nga ñëw fekk ñu sol vert ngay sol nga ñëw ñuy doxee noonu ngay doxee mënoo ko ñu ne la moot man mii mënuma ko ñu ne ma moot loolu ay Pastef ay kii dugg ak kii dugg ma new ma ci débat boobu nañu dellusiwaat ci nit ñi kuy Moussa Diop Maître Moussa Diop bokk nañ ci ñi créé Macky 2012 en 2014 2 ans après Macky def ko DG mu dëkk Podor def leen le lien entre Podor ba mu dëkk lan la Aïssata Tall Sall on va parler politique ah on va parler politique lan la Aïssata Tall Sall digaale ak Macky Sall Aïssata Tall dina nangoo ñëw weer boppam adduna yëpp di ko saaga ak lan fi waxoon yëpp nangoo ñëw toog ca meeting ba caméra yi tiim ko RTS ak TFM ak fépp ñu ne ko rëll ne transhumant baa ngi nii te amul ay garantie yu ko Macky Sall jox politiquement ngeen yaakaar ne def ko ministre des affaires étrangères kese la c'est un leader politique dafa soxla sa base fan la base am nekk fu dul Podor balaa maa ñëw delloo ma sama base te boo fa dara xatal ma ñëw fekk si la nga jël sa deuxième mandat mënu leen ko ci génnee ci coowal Moussa Diop bi falaa yem parce que su ma waxee gars yi jàpp ne affaire gisaane la na nit ñi def lien bi rek du ma ci sori mais mooy Moussa Diop revenons à lui c'est un homme de principe na ñëw Pastef bu ko neexee mu ñëw Pastef je suis très clair ku mu neex mu ñëw Pastef tant que yaa ngi nangu li nga xam Pastef noonu lay doxe mais nañu bàyyi loolu nañu des ci li am li nga xam fekkee nañ ko kenn duñu ko nettali dama ne APR élection yi passé bu leen sori dem leen ci image yi yan bis lañ doon campagne yi kan moo jël ñun suñuy bis def ci marron beige
par principe bi ko Sall Macky Sall waxee est-ce que lan moo tax waxu ko def ci couleuru Sénégal bi Macky Sall jëlee Guy Marius Sagna moom juriste la dem tëj ko prison di wuri lu mu ko seet moom mi ngi fi Thierno Alassane Sall dinaa ci ñëw après xëy na fekkewul boobu mais bosam mi ngi ñëw dinaa ci tere man je suis pas là pour taper des opposants je constate li Ousmane Sonko def ak li ñu def après ku nekk def jàngat parce que gars yi dama yaakaar ne ñoom dañoo yàpp ne patriotes yi il faut que ñu nekk nii di tiit non bul wax ci kii parce que ah non non si on joue à ça on est mort hein. Man duma fi nekk di defal kooku lenn de duma ko defal kenn te jàpp ma ne Ousmane Sonko mu ngi koy defandi parce que lim ñu jàngal mooy saa yu ma ñëwee pour wax dëgg damay wax dëgg xooluma lu neex diw xooluma lu neex kële nañuy wax ji muy leer comme ça bu ko defee wax ji bu leeree naañ suba bu ñu àndee ñu xam ne ci dëgg la ñu ànd. bi ñu jàppee Guy Marius Sagna mu ne juriste la jàpp ko ci lu dul dëgg fu ma ne Maître Moussa Diop 2012 ba 2018 kon Macky Sall moom affaire troisième mandat bi rek la def loo xam amul principe amul valeur léegi tout est bon parce que comme Sénégal comme troisième mandat bi passion la troisième mandat bi rek mooy loo xam ça n'épouse aucune valeur aucun principe waaye leneen li des moom bu ci waxuloon garaawul mais tey comme wax na ci li baax na ah non 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 dañuy def ci ñi président Ousmane Sonko wax nañu dellu vaar dellu la mu doon défendre 2012 ba tey ak li ko indi fii nii tey ba pare nag dàqam bi coïncider ak bi muy wax affaire troisième mandat bi pour dire que non ñun li ñu daj man pour ma gëm Ousmane Sonko dama daj ay affaire Ousmane Sonko li Maître Moussa Diop def bu ci defoon tarafatal ay ni kenn ci ñun du ànd ak moom parce que yàq nañ ko maintenant nag que Maître Moussa Diop constaté soit politiquement wala en âme et conscience que ne fi mu nekkoon baaxul ñëw ok nice mais nañ ci def ndànk wala ñuy éviter que ne Maître Moussa Diop bu ñëwee rek lépp gongo. Il a été toujours là avec Macky Sall tey génn na on constate léegi nag ma ñëw ci daj dëpp gi muy le président Ousmane Sonko moo tax du ma sori ci li bugguma laaj bi gudd ñaari jàngat nga ciy am benn jàngat boo xamante ni damay dem ci nit ki la personne beneen ma terminer ci politique bi tontuwaale détracteurs yi ak faux convaincu yi li ñuy wax faux déjà convaincu ñoo xam dañuy je suis convaincu Ousmane Sonko patati mais moindre kii rek oh ñoom ñëpp a yem oh génn naa maa ngi dem ci diw maa ngi dem ci kii c'est-à-dire ñooñu aussi dinaa leen tontu quoi moo tax ma bëgg a commencer ci nit ki di wax patriote képp koo xamante ne nii ci wàllu jikko wàllu valeur tey jii ñuy wax ni Ousmane Sonko convaincre la non yow xamal ne bu yonente bi dellusi woon wala Insa ibn Mariam dellusi sax kenn du la convaincre man je pense que Ousmane Sonko a fini par nous démontrer par montrer kan la ci li mu wax ci li mu dund ci li mu def ak li ñu dund ak moom donc pour man saaga Ousmane Sonko wala ñàkk ko doyadal ko weesuwul ngay am sikki sàkka lan la fa wax lu mu fa waxul dafa doon nii non ay calcul ay machin ay affaire c'est-à-dire loolu c'est-à-dire moom moo tax gis nga côté boobu noonu foofu laa meree patriote yu bari parce que gars yi dañuy jaawale analyse politique bi ak nit ki nga war a protéger nga xamante il faut le protéger gis nga patriote yi tant que waxuma la patriote mais sénégalais yi tant que comprendre luñ que ne Ousmane Sonko dañ ko war a il faut d'abord penser à le protéger chaque jour wax naa ko sama live xaw ma ndax def na fii erreur mais dina defi erreur tant que ñun amuñu réflexe boobu noonu que ne Ousmane Sonko nit la et que sax mën na def suba erreur loolu tant que amuñu intelligence boobu noonu mais dinañu dinañu yàq lépp et malheureusement dafa am patriote yoo xamante ne nii soit dañu woyof bopp wala peut-être Ousmane Sonko lan ngeen bëgg Ousmane Sonko wan leen ci nit ki mu doon lan la Ousmane Sonko war a prouver ti waxuma la sax patriote mais au Sénégalais adduna lan waxuma yàlla la waxuma yonenti la mais ba mu ñëwee ba tey lan la war a prouver lan man j'ai une confiance aveugle à Ousmane Sonko ba may woon leneen
parce que wane na ko ba pare nit ki wane na boppam ba pare ñun dépassé nañ stade boobu xëy na ñiy door a ñëw lañ war a dalal mais bu fekkente ne ñin ci ñenn ci ñun ñu ñoo war a dalal li war a ñëw te lu xew rek ñu jàpp suñu bopp fan la ñu jëm kon ñooñu soit seen patriotisme des na soit nag dese nañu xam sama waa ji nañu dem jege ñi xam waa ji wala ñu jege waa ji ñu wax leen lay tax ëllëg yu mel nii bu amatee ñu tëdd nelaw duñ ci am benn problème. patriote buy déglu muut baan muy wax ci Ousmane Sonko ngay tiit bul mere muut baan de meral sa bopp. meral sa bopp parce que Ousmane Sonko boo àndee ak moom da nga ciy saf sàpp boo ci saful rek di nga am problème di nga am ay bopp yu métti di nga am stress da nga feebar di nga sonn donc nit ki amuñu sikki sàkk ci moom moo tax ma ne dafa am fu mu wuteeg sax ay batt ak ñeneen ni ñuy politiquer nit ki dafa amul mu jiital ci politique bi dafa am ñoo xam dafa am lu ñu ànd lu ñu c'est-à-dire moom dafa jiital yooyu noonu ci politique bi dugal ko ci ba mu saf saaf dafa am ñoo xam dañu jàpp ne su ma nekkee ci jeu politique bi damay simmi lépp su ma paree solaat ko maanaam tey man politicien bi su ma ñëwee bu ñu nee caméra yi hop émission bi commencé na man nekkatuma jullit nekkatuma catholique nekkatuma un joolaa bu baax nekkatuma séeréer bu baax nekkatuma nii nekkatuma xam nga la laa nekk politicien maanaam mën naa fen mën naa lu dul dëgg mun naa lu ma neex bu émission bi jeexee moo dox ndànk soraat sama yëre jullit dem jàkka ja dem juma nekkaat nit ku baax nit ki yu nekk ne de suñu waa ji nag moom gisewu ko noonu mu dafa gis ne fooy mënti nekk rek nekkal waa ji fooy mënti nekk nekkal waa ji fooy mënti nekk nekkay waa ji lii damay wax nii dafa am solo gis nga loolu boo ko intégré sa bopp booy déglu ñenn ñi da ngay ree boo xëyee ñu ne la lii am na man su ma xëyee ñu ne ma lii am na du ma tiddee damay naan su ma waa ji lan la ñu indee liti parce que même damay xam ne même bu duggee ci guuta sax damay xam ne il s'est trompé de bonne foi léegi ñu ñëw ci politique bi kooku mooy nit xam nga wóolu nga ko maintenant nag politique stratégie la wax ci kay mooy bu ñu nax aussi xam nga stratégie politique li ñu gëmloo mooy politique buy def stratégie rek mu ngi njuuj njaaj loolu maag sa déedéet stratégie politique day ànd ak valeur Nelson Mandela politicien la woon di yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sax politicien la woon waaw loolu la ñuy daax Ousmane Sonko bu leen fàtte ne def ñu ñëw indi ñu ne politicien mun nga noble patriote day noble wala da ngeen koo fàtte politicien day noble mun nga teg say stratégie politique stratégie ne veut pas dire njuut njaaj stratégie li muy tekki ci olof du njuut njaaj mooy fa ngay jaar ba am li nga bëgg nit mën nga jaar fenn ba am li nga bëgg te doo njuut njaaj jëlaat leen Ousmane Sonko comme exemple ba gaa yi sàcc impôt et domaine mënoon naa sàcc lan moo ko may tey li mu doon lu ko may tey lu mu doon donc stratégie politique ne veut pas dire jaxase ay loi demate ay texte def yu bon fen werante def compromission wax ci suuf wax ci kaw déedéet stratégie politique dafa am nga teg ko ci dëgg waaw léegi moom mu ne mooy leader bi indi vision teg bokk ko ay nawleem ñu tegu ko teg ñu ne ko jiitalal ba pare bëgg a taxaw fële naan ko non bul def nii bul def nii bul def leen loolu nag ne fa ba dire tey ma ne Barthélémy Dias nii la mel champ politique bi nii la mel kii nii la mel mais la muy def bu koy def surtout nga wóolu ko mais tey ci qu'est-ce qui s'est passé xaw ma ko xam nga lu ma xam la Ousmane Sonko bind ca page Facebook am la ma ca wax ba ñuy wax leneen lan la ci wax xëy nañ gis gars yi affiché que ne Ousmane Sonko jubale ne Barthélémy Dias ak Maître Moussa Diop boo yemee si jubale bi rek yow patriote tey nga dee de parce que bul xaar journaliste yi ak presse bi ak gars yi wax la li ci ne xam nga boo déggee jubale nañ rek lañ leen jubale réglé nañ un problème bi lu mu loolu kay mooy la première question mais les gens s'en foutent de problème bi comme Ousmane Sonko day woote valeur seen yoon newul ci problème bi waaw
automatiquement ku nekk day profito ña namoon a dal ci Ousmane Sonko wala ñañ doon wax mosoo dal Ousmane Sonko jàppee ko occasion la ña ko bëggul moom waxuma sax seeni wax duñu ko mës a leeral hop gars yi dem problème amoon na lañ wax Ousmane Sonko dafa réglé benn problème dafa am problème bu mu réglé ak maître Moussa Diop ak Barthélémy Dias lan la ci réglé moo tax ñi ànd ak seen xel sax duñ ci wax ñi nga xam ñi ngi bëgg a préserver seeni dignité yu demee noonu duñu ci wax ban problème la réglé Barthélémy Dias moo toog Sénégal yëpp dégg ko li ma wax nii mooy confirmer li ma doon wax sànq ci moom ñu escroc xaw ma bande organisée xaw ma association de malfaiteurs mais wax lu ko neex mais Moussa Diop porte ko plainte pour diffamation mooy yow da nga ma waxal loo xam du dëgg wax ci man lu yàq sama der damay dem ci yoon dama laa yóbbu ci yoon loolu lañ jote loolu mooy li ñu waroon dem lijjanti ji nii bokkut ak nag la Barthélémy Dias lijjantee lu nekk ci yoon ak lu nekkul yoon dama ne lii diggante nit ak nit laa wax man waxuma ay société ay société yi ay affaire u demee noonu de ay suufu Sénégal de déedéet nañu yem rek ci diffamation bi jànguma droit de mais li may wax ni xam naa ko diffamation moom diggante nit ak nit la nañu jël ne diffamation bi mooy pes danga maa pes ma yóbbu la ca yoon la du la tax ma lu tax la tax nga pes ma laa la yóbboo yoon de danga maa pes ma yóbbu la ci yoon maintenant nag est-ce que c'est parce que danga maa xeeru est-ce que c'est parce que dangaa jaay suuf si est-ce que dangaa non daf li ñu yote mooy waxal na ko loo xamante ne jàpp na ne du dëgg mu ne ko danga maa diffamé yàq sama der wax loo ma lu waxu wut di yóbbu naa la ci yoon loolu sama diggante ak yow la waaw léegi comme Barthélémy Dias nee na Ousmane Sonko doomu ndeyam la na fay naar bi xoromam de l'histoire retiendra de na fay naar bi xoromam waa condition yi am ba Ousmane Sonko dajal ba ñu daje ci Ousmane Sonko am na ci ñoom kenn ku ko wax wala dañoo xëy rek yàlla yónni ñetti malaak kii jàpp ki kii jàpp ki kii jàpp kee ñu dajale leen teg Ousmane Sonko génn wax ci page Facebook am j'ai reçu diw ak diw ñu waxtaan ñaari frères yu retrouvé wu ñaari ñoo xamante retrouvé wu nañ ñu def ko juboo à l'africaine dégg naa sax Moussa Diop un bon journaliste di ci kii naan juboo à l'africaine mooy lan léegi nañ ñu ko tekki ku nekk na ko tekkee nu mu ko neexee juboo à l'africaine mooy lan ñu jël ko analyse ko def ko concept lan mooy juboo à l'africaine lu dul Ousmane Sonko waxul la mu dégg ci juboo à l'africaine wallaahi boo ci toogee wax da ngay wax lu la neex luy juboo à l'africaine ñu ne non Ousmane Sonko lam doon bañ mooy wax ci suuf def ci suuf nangam ci suuf lan lañ ci bëgg a traduire mooy dafa bëgg a fay coow li Ousmane Sonko miy woote ne yoon dañ ko war di tëral mu ngi jalgati yoon lan moo tax procès bi war a am suba amul kenn ku la ciy wax que ne Ousmane Sonko ci loolu mu def dafa joggati yoon duñ la ko wax de ñu ngi ci éthique bi ak morale bi bu dee Macky Sall ñu ne way c'est le chef de l'opposition il a réduit bu defee loo xam c'est amoral loo xam àndut ak moral ñu ne c'est un génie politique bu dee Ousmane Sonko ñu ne wàcc na yoonam bu ko deful buñ ko foogee ci buñ ko kee day koy def de idi da koy def de ci ba tey dinañ ko lijjanti teg ko mun a gis Khalifa Sall affaire ñebe beeg gerte beeg bi demee noonu du ma wax parce que man nit ku du ma wuññi sutura ñu def ko affaire bi c'est-à-dire bu dee Ousmane Sonko déedéet doo ci dal donc sur le plan juridique Ousmane Sonko amul lenn loo xam da ko def loo xam waroon na ak lim ñu woo lim ñu jàngal lim ñu ne justice day indépendant man mi nga tooñ ma yóbbu la police bu fekkente ne Ousmane Sonko ñaan ne ma naa la baal naa la loolu fonctionnement justice ban fonctionnement justice moo ci ne lu ñu defee suñu kër chaque jour ñu gis ko Sénégal mais dañu bëgg a jël affaire bi xëcc ko tiire ko ba ñuy wane ne Ousmane Sonko gars yi dañuy dil ci gannaaw askan bi dem na am na sax ñu dem ba ne
Barthélémy Dias ak maître Moussa Diop dañoo toog wax sénégalais yi dugg sénégalais yi doon xaar déedéet sénégalais yi li ñuy xaar du est-ce que Barth baal na wala maître Moussa Diop baal na de déedéet sénégalais yi li ñuy xaar mooy est-ce que alalu askan bi loru na ci diggante ci loolu am foofu noonu est-ce que Ousmane Sonko loolu la nekkoon di dox déedéet Ousmane Sonko ci diggante nit ak nit la ne la des te coow la nag jaay nga jaayul xaay dugg na wala duggul mu ngi ci yoon dana ko àtte Ousmane Sonko amul prérogative bu àtte loolu munu ko amul màqaama bi te ñi koy wax sax li leen daa xam nga melan ci nguuru Macky Sall Ousmane Sonko ban màqaama la am pour am lu muy teg ci yoon Ousmane Sonko ban màqaama la ko Macky Sall di may ci nguuram pour muy teggi loo xam yoon da ci waroon teg loxo Macky Sall utiliser même nguur boobu noonu dàq comme mooy loolu noonu naka la nit mën a xalaatee ne Ousmane Sonko mun na bloquer fonctionnement wi si wala loo xamante dafa war a leer ci bëtu sénégalais yi Ousmane Sonko fexe ba du leer xanaa mu doon lu neex Macky Sall xanaa mu doon lu neex Macky Sall te stratégie politique pour stratégie politique dégg naa aussi ñu koy wax que ne Ousmane Sonko dafa éviter la prison à Barthélémy Dias Ousmane Sonko waxu ko de nit ñi ñoo ko wax donc man damay jàngal li nit ñi wax Ousmane Sonko waxul loolu donc damay jàngal li nit ñi wax mën na ko def tant que aussi weesuwul maître Moussa Diop mën ngaa baal Barth ci li mu wax ci yow nga jàpp ne dalaa métti nangam sangam nga ne ko baal naa la pare na ci métti bu fekkee mën na éviter Barthélémy Dias prison mën na ko éviter mais bu nit ñi man li may bañ mooy nit ñi jàpp ne stratégie la bu Ousmane Sonko jël en tant que chef de l'opposition maintenant di politiquer noonu di teg di dal man gëmuma loolu te gëmuma ne yegg na foofu gëmuma loolu te gëmuma ne yegg na foofu donc ay spéculation kese la Ousmane Sonko woote na jubale point lan moo tax mënul yem foofu ñi naan dafa yegg feneen ban preuve lañ am ne dafa yegg feneen ñoom ñetti ñëpp ku nekk woote ne daf ñu woote juboo man kii li ma defoon rocci naa ko pas baal naa Barth alalu Sénégal bi mu sàcc wala baal nañ maître Moussa Diop ci mauvaise gestion bi mu def Dakar Dem Dikk nekk ci loolu te débat bi du foofu maintenant à l'africaine bi gars yi bëgg a jël yóbbu ko ci comme quoi Ousmane Sonko aussi dafa bëgg a utiliser ay méthodes di def ci derrière les Sénégalais man na leen da ngeen a juum man gëm naa ne sax Barth publier la Moussa Diop publier man dinaa publier li tax ñemu moo wax à sax ñemu moo peut-être du ma wàdde ne Ousmane Sonko la jóge de mais stratégie Ousmane Sonko la gën a nirool bu ñu paree nañu publier Sénégalais yi xam li fi xew ndax moo ñu ko tàmmal nag moo génn ca pale ba wax mu leer moo def leneen ak leneen wax mu leer loolu information la industrie génn bind lii moo am mu leer léegi wax ji mooy lan moo war a mën a pousser Ousmane Sonko jamono ji wala waa Pastef ban ñàkk fayda la ñuy ñàkk fayda bay bàyyi Ousmane Sonko ci mbiru Barthélémy Dias ba nekk ci Khalifa ak maître Moussa Diop bi jóge ci Abdoulaye Wade ñu Ousmane Sonko jël suñu yelwaan bi dem këpp ko fa kon daal ñun dañu jàpp ne léegi Bassirou Diomaye dafa ñàkk fayda ñeneen ñi ko wër ñëpp ak ñi nekk autour de Pastef ñun ñëpp Ousmane Sonko wegg ñu respecté wuñu mosuñoo wegg mosuñoo respecté parce que nag loolu lay tekki moo tax ma ne la mu def lu ko leer la lu mu xam la yëngalu ko sax moo tax def na ko bind na ko dem na liggéeyi te coow li pënd bi ni muy bari yëpp bu gën naatee lépp ne tekk man dama jàpp ñi ci wax yëpp c'est pour rek mu génn war ma bëgg a terminer pour wax patriote yi souvent on se laisse trop distraire j'ai vu beaucoup de patriotes yoo xamante ne nii nee nañ mer nañ ci ànd nañ ci ànduñu ci lan lu xew lan moo xew qu'est-ce qui s'est passé
lan moo tax on se laisse entraîner c'est-à-dire lan moo xew ba ñi naan ànduma ànduñu bu ma gis analyse yi sax pour ñu dëggal seeni wax ñu naan même Ousmane Sonko au sein de son parti nangam sangam kan ngeen gis ci parti mu ñëw ne Ousmane Sonko def ànduma ci parce que yaa nga Issa bu nekk sur réseaux sociaux yi di wax non terminé fenn Thierno Alassane Sall na gore ànd na ak Macky Sall ay at défendre PSE bi A ba Z mu saf sap xëy ne dafa jotee ak Macky Sall génn kuy waxal yàlla rek xam ne patriote yi wax dëgg fa yàlla bëri na lu Thierno Alassane Sall am comme audience wallahi patriote ñoo ko may moo tax souvent du neex dama ne Thierno Alassane Sall ànd na ak Macky Sall ay ati at di défendre son PSE défendre na ko sax ak ku Pastef yónni ci émission ku Pastef yónni toog mu défendre Macky Sall mu dem ba jàpp ne war na génn nag mu génn bi mu génnee ñu saluer ko li koy firndeel mooy nee naa Thierno Alassane Sall bokk na ci li ko may audience billahi wallahi taalaahi patriote yi téye bi ñu ko téye am ci moom yaakaar trop pour 2019 ñëwul ñu continuer téye ko moo daf ma ne na gore parce que nag ñun ñàkkuñu fayda bu mënul gore wala bu dee mi ngi gore na wax suqam yi ñu réglé ku leen boole lu bokkul de Champions League la ak nawetaanu xawma ban dëkk kan laa gën a yeb sa suñu nawetaanu daal ma jël suñu mbokk Haalpulaar yi nawetaanu Bagadaaj loolu lay dëgg de attention waaw yu bëri yu ne ci biir xaw ma maxtaan la ka gulaar dama noonu du ma wax say wax parce que comme je l'ai dit rek wallahi boo nekkuloon rappeur ñiy déglu rap wax ma la Sénégalais de boo nekkuleen rappeur parce que man su ma woon sama yaay léegi nag kuy mataar xamu ko sama frère su ma koy ma xamu ko maanaam ñi doon déglu rap ñoo la xam maanaam même boo nekkuloon rappeur ñi lay jot a dégg ci ñi doon déglu rap ma rabaale la ko noonu duñ la déglu te il faut nga comprendre benn affaire les gens t'écoutent plus pour ta grande gueule que tes idées parce que t'as pas d'idée parce que yow da ngay dem rek te dafa am loo xam da nga jàpp ne da nga ko moom te moomoo ko ñun moomuñu dara ñun ñii live moomuñu fi dara xamuñu dara man mii di wax gars yi ma gën a sës ñoo may déglu nee nga da nga yenn Ousmane Sonko continuer rek man li tax man nangu wax ci yow ñenn dinañ ne parce que souvent boo waxee ci nit ñu ne non c'est un combattant Matar Daka Gulaar man dama tiim muy wax di saaga Ousmane Sonko mais dama tiit di saaga Ousmane Sonko mais dama ne mais kii lan la ko Sonko def di ko saaga ndax Thierno Alassane Sall may déglu muy saaga Ousmane Sonko parce que nee na da ko naqari li Ousmane Sonko dem te invité wuñ ko nee na Ousmane Sonko dafa malhonnête nee na Ousmane Sonko dafa bëggoon boole li mu ñëw ne Thierno invité wu ma mais ñëw naa mais envoyé nga ma livre nee na Ousmane Sonko dafa bëggoon boole Thierno Alassane Sall ak sénégalais yi saaga ba doyat du ma ko teg fii nag parce que du suma jikko mais li may xam naa ko saaga ba doyal lu mu wax Ousmane Sonko amul woo ma te woo bi yëpp wax na 30 minutes avant maa wax mu coupé dem yoonam xam naa nag ci stratégie ñëw wax borom bopp yu nooyi lay wër Pastef gën leen a radical loolu la ko yónni mais bu fekk Thierno bu dee yaa yónni Matar Daka Gulaar xamal ne tu perds ton temps question de temps la rek léegi ñu faxas ko bu fekkee yónni woo ko wax ko mu réglé parce que moom li gën a garaaw sax da koy def mooy yow Thierno li muy wax ak yow sax daf koy wax waaw ba ca guddi ga ngeen di décider ne kañ da ngeen di invité Ousmane Sonko wala du ngeen ko invité guddi ga ngeen koy décider da ngeen di invité Ousmane Sonko wala du ngeen ko invité mi ngi koy wax fu ne
la ca topp ca suba sa ba ngeen di décider que ne Ousmane Sonko du ngeen ko invité ma ngi koy wax fu ne te nag li may wax moo ci nekk de am na loo diggoon Pastef de balaa ñoo dem 2019 nga dem ba ci biir téye te nga bàyyi ñu jàpp la nga nekk ci opposition bi ñu jàpp la waxal sa bukki yi ñu noppi mënul wax sax ba jaaxal ñu mais daf ñuy sonal en fait Matar bi mënul wax ba jaaxal ñu mais daf ñuy sonal en fait parce que le gars daf ñuy tànkal en fait mu ngi mel ni ngay déglu musique di dégg ci biir ay affaires yoo xamante ni bokk ci quoi te képp kuy gëmloo ñi ànd ak Thierno Alassane Sall que ne pour ñu occuper benn place il faut ñu xeex xool nu ñu gën a radicaler Ousmane Sonko wala ñu xool nu ñu songe Ousmane Sonko pour am ko ñu ngi koy dugal ci xeex boo xamante ni nii munu ci am ndam parce que loo ci mënti dégg Thierno Alassane Sall politiquement parlant moom pesewul ñetti dërëm am na courage am na xam-xam am na loolu yépp mais du combat bu leen ñu dugal ci combat nag parce que ñun dañoo baax ba ëpp parce que saa yu ñu waxee noppi saa yu ñu suñu waa ji waxee noppi leen ñu noppi mais nag man souvent damay sës parce que damay gis que ne gars ils sont très malhonnêtes ak Ousmane Sonko très malhonnêtes ñun seetaan nañ cérémonie dédicace bi ñii di waxu opposition ñii di waxu tànganaa bi ñii di waxu suluxu ñii di waxu maafe ñii di naan opposition ñii di mer ñii di onku ñii di wax lu ne sama waa ji ñëw ne leen hey affaire bi livre bi la jël leen temps de parole am mu dëggu ci livre bi càmbar ko faram fàcce ko ba am modestie ne ko Thierno indi nga sax ci livre bi loo xam man awma ko woon kon dama see jàng lu bari dem ba ne ko sax faram fàcce ko ci olof mais ñoom Matar ak les nouveaux les petits trucs là gisuñu loolu de ñoom jàpp nañ mooy li ma la dafa ci am ci opposition bi ñoo xam mere nañ Macky de mais Sonko lañ gën a mere parce que dañu jàpp ne place bi fa waroon toog Sonko fa toog mais ku sa xol di métti muñal nga kalaame ko yàlla gis nga les gars gis nga il faut que ñu def ndànk ci benn affaire Ousmane Sonko daf ñu ne man opposition bu radical la waxu ko pour créer concept de radical xam nga mooy kan man damay taxaw temm jàmmaarloog Macky Sall loolu du moo bi de bu leen yóbbu bu leen may bu yóbbu parce que radical ay nii da nga radical da nga non ci jëf ji la ci jëfin bi la ci waxin bi la ci nam koy defee la parce que man sax j'avoue que bi ma déggee Boubacar Camara bi mu mujjee génn mu ne bu Idy génnee dama gis benn porox ndollu nii kërëb c'est vrai que bon moom saa yu génnee aussi temps yi bon indi benn affaire bi mais loolu yëpp baax na Boubacar Camara amuñu problème ak moom man awma problème ak moom ànd naa ak moom ci li ma def mais awma problème ak moom mais dama ne am na ci opposition bi les deux Thierno ma boole waante ci Thierno ma boole ci Thierno Bocoum sa deuxième bi nekk Agir ki nga xam maanaam bu ñu ne woon tey Ousmane Sonko kan moo bon bugguma joxe tout parce que xaw ma kan moo topp ci Ousmane Sonko mais tànn leen ñu nekk autour de Ousmane maanaam ki nga xamante ni moom mooy bras droit ba mais waa ji ci Ousmane Sonko lay xëy matin midi soir Thierno Bocoum xam na ko ñi may déglu xam nañ ki may wax ñi ko xamul nañ dem vérifier ko ki deuxième bu tuddul xaw ma Moussa la tudd xaw ma naka la tudd deuxième bi topp Agir ki nga xam moom moo sës ci Thierno Bocoum mais ci réseaux sociaux yi lay xëy matin midi soir ne ci Ousmane Sonko Thierno Bocoum ne moom génération 2.0 la na yëgu ko nañu bàyyi di ñu foye ñun kenn du taafantoo suñu kii bi ba pare di xalaat ci ñun nii la duñ la raay wala ñu lay jàppale de réseaux sociaux yi fii ñu ci bëri seen promotion ñun ñoo leen ko may bu leen ñu yàpp c'est pas parce que Ousmane Sonko dafa ne tekk c'est pas parce que Ousmane Sonko daf leen uuf c'est pas parce que Ousmane Sonko day dawal compréhension c'est pas parce que Ousmane Sonko dafa jàpp ne du yéen ak moom ñoom am ak Macky Sall la rek ngeen di def seen yi ngeen di def nii quoi il faut que ngeen arrêter te ñun patriote ñuy bañ a fàttali ci politique la ñu nekk dañu am parti politique d'abord bu ñu war a protéger d'abord avant ñoo protéger ay potentiel alliance gis nga fii bu ngeen fii protéger ay potentiel alliance gars yi ay jinax lañ
da nga leen di xaar fii ñu romb la fële di dem nañu protéger suñu parti ba pare balaa ñoo yegg di wax waxu alliance mu neex a alliel ba pare waaw waaye nekk fi di lijjanti affaire alliance suba nga xëy suba ne ana parti ba loolu laay bañ mu dal ñu man nag dama ko yàgg wax Ousmane Sonko laay défendre ak parti bi balaa maa xalaat Barthélémy Dias man Pastef laay xalaat ba pare balaa maa xalaat Thierno Alassane Sall ak keneen Pastef laay xalaat ba pare Ousmane Sonko bu ko opposition bi meloon na mu mel ci ñoom waxatuñ ko wala yenn coow yi du bari ñenn ñi yàkkamti nañ sa ba Ousmane Sonko am coow ba ñu toog di ko seetaan di xaar mu am defet ñun ñoo fii ne matin midi soir ne fi di xeex ba pare ñoom ku ci am problème aussi ñoo xeexal la tey nga bëgg a ñëw saw suñu kaw ngeen baal ma ci wax ji il faut qu'on arrête et puis des opposants yoo xam ils ne pèsent rien du tout xëy na bu doon Ousmane Sonko ñoo def ay preuve am du lu may inventé aussi nañu respectante parce que souvent boo bëggee gars yi la non nii potentiel ok parce que bu ñu waree ànd c'est-à-dire ànd bi xam nga ci lan lay wékku c'est-à-dire ci principe ak valeur njëriñu Sénégal moo war a déterminer ànd bi man pour man njëriñu Sénégal moo war a mën a déterminer ànd bi du lu ñuy baabal nit wala lu ñuy négocier ak nit nañu defar suñu parti bi ba mu mel noo xamante ne nii dinañ woon Sénégalais yi que ne même bu ñu demee ba war a tànn ku tànnul Pastef Sénégalais yi xam ne waa kii Sénégalais yi ñooy waxal seen bopp kii lan moo tax tànnul Pastef gis nga buñ ko liggéeyul naan fii dañuy jaay affaire solidarité kii solidarité ok de mais gis nga ñi fi nekk nii di négocier di solidarité di yaakaar ëllëg ñu ànd ak ñun danañ fi wéetaat comme 2019 donc nañu defar suñu parti ba mu jekk ba mu rafet ba dëgër buñ ci yeggee nag li ñu liggéey ci parti bi moom moo war a tax ku nekk jàpp ne kii mooy waaja jàpp naa ne noonu la ko Boubacar Camara defee woon jàpp naa ne noonu la ko surtout Cheikh Tidiane Dièye defee man loolu laay wooyee ànd donc il faut que muy leer gars yi xeexu fantassin yooyu la ñuy def quoi làqatu ci opposition bi di xeex souvent ci suuf di wane leneen ci kaw te ku ci gis suma waa ji di onk Ousmane Sonko ñu bëgg ñu bañ ko am na benn dimension boo xam toll na fa politiquement ak lépp te gis nga ñi réeree mbir ne Ousmane Sonko borom bopp la génie la dafay politique xam na li muy def bu subaa ngeen di comprendre le gars il est tellement à l'aise que day dérouler temps yi dañu xawoon a santé ci affaire Mansour Faye bi ñu yaakaar ne récupérer nañ communication bi ma dégg gars yi naan avant c'est lui qui attaque mais maintenant il se défend qui attaque qui défend sama waa ji mu ngi ci yoon bi de waaw gis naa ko sax muy waxtaan ak xale bu jigéen boobu noonu mais président kooku du pour yow boobu moom pour man la bu ko nangoo madame président sax est-ce que yaa ngi gis donc gars yi fa laa bëgg a yemale live bi maa ngi jéggalu naru moo live mais il fallait que ma def ko voilà te ñu jàpp ne Ousmane Sonko même bu juumee dafa juum de bonne foi Ousmane Sonko dafa soxla ñu wóolu ko dafa soxla ñu jàpp ko parce que gis nga ëllëg man li ma gis sama tey parce que ëllëg yàlla mën na def mu juum effectivement mais comportement wu yenn patriotes yi franchement neexuma bu doon wanuñu ko ci jikko sax mën naa comprendre ñu sikki sàkk mais nit la kese mën na juum mais te nañu intégré ne suba mën na juum mais bu juumee li laay war a sulu bu ñu comporté ñu comporté woon nii nañu ko woo suru ko yedd ko àndaat ak moom dooleel ko ànd ak moom te xam ne jusqu'à preuve du contraire ku dul moom wanuñu lu leer ci ñi fi ne jar na bàyyee xel te ku nekk na jàpp ne bu meree li muy bind di ko wax mën na yàq liggéey bi ma liggéey wala liggéey bu keneen ak keneen ak keneen ak keneen ak liggéey Ousmane Sonko c'est-à-dire gis nga c'est un patrimoine dañ ko war a téye buñ ko di considérer rek comme Issa wala comme keneen dafa am lu yàlla def ñun ñëpp xam nañ ko parce que dara àndul newul ak moom du alal du dara du alal du presse du dara yàlla ñu indil ñu ko ñun lu ñu doon rêvé la mu defar ñu nag moo tax xolal non du ñu bàyyi mu sedd Ousmane Sonko kenn du ko laal nga nekk opposition nga nekk pouvoir waa ji day doxal ñun ñooy police am ñun ñooy gendarme am ñun ñooy sëriñam ñun ñooy léppam
li may wax ne c'est pour que même ëllëg bu juumee ñu wane benn solidarité parce que won nañu ku mu doon mais ku dul yàlla ji nga juum te mun na juum ëllëg donc nañu bàyyi loolu xel il faut pas que ñu xaar ci moom loo xam day parfait à 100% parce que nag ba mu ko sekk ak ñun ba tey macha allah sëgguñu benn yoon rus ñu benn yoon plaisir boobu rek mu ñuy jox dañ ko mën a fay. man Sonko boo waxee ba pare da ngay tëdd sax di nelaw di reetaan da ngay yeewu da ngay te fay non mais c'est-à-dire loolu dañ ko mën a fay. yee bi mu yee Sénégalais yi li mu indi nii changement bi mu indi xam ngeen impact bi muy am ci génération yi ñëw waaw. maa ngi leen di ziar gars yi di leen jaajëfal di rafetlu seen teewaay di leen jox rendez-vous beneen yoon donc nañu ko wóolu nañu ànd ak moom pas wóolu nag boo xamante ne nii teguwul ci leen dafa am ci li mu tegu mooy dëgg lu mu ñu woon te des ci combat bi te massifié te xam ne waa ji nag pare na de waaw pare na de nañu dem ci local lu ñu am jël dem législative lu ñu am jël dem présidentiel jël lépp donc gars yi maa ngi ziar leen jaajëfal di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf tawfeex